jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte dellusiwaat ci seen plateau bi nga xam ne dafay taxaw ci wàllum cinébar bi maanaam ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo cinébar ndax aljuma bi weesu jot nañ fee def benn waxtaan ànd ak ay borom xam-xam yu mag ci li nga xam ne moo di addiction di maanaam ñiy jëfandikoo wàllum cinébar ba dem ba mënatuñu sax tàggalikoo li nga xam ne moo di cinébar ba am ñu ne sax ñu koy jëfandikoo kenn mënatu leen faj waaye gis nañu waxtaan bi ñu fi amal ajuma bi weesu ak ay borom xam-xam jàpp nañ ne effectivement ñuy jëfandikoo wàllum cinébar ñu mën a faj la du ñoo xam ne dañ leen war a beddi ci société bi mun na sax thème boo xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaanee tey mu jëm ci wàllum stigmatisation ak violence à l'endroit des consommateurs de drogue. jàpp nañ ne nag ñiy jëfandikoo wàllum cinébar ñu bëri sax dañ ne ñooñu maanaam du ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ ñu ne déet cinébar en tant que tel mën na doon lu bon waaye ñu koy jëfandikoo du ñuy bon ndax war nañoo xool ana lan moo tax ñu jëfandikoo lii di cinébar ba moo tax tey ñu woo ay borom xam-xam ndax émission bi ñuy amal lu ko waral moom moo di maanaam série bi ngeen di seetaan am na benn série télévisée buy daw aljuma bu jot diggante 19h30 ak 20h ci 2STV muy wax wàllum cinébar série bi nag mu ngi tudd Renaissance débat bi ñu def nag c'est tiré de la série Renaissance ba moo tax tey nag ñu fas yéene dalal ay borom xam-xam ku ci njëkk moom moo di professeur Mbissane Ngom moom professeur la fële ca UFR sciences juridiques bu nekk ca Gaston Berger professeur teew na ci plateau bi professeur maa ngi lay nuyu. Cheikh Diaby baa ngi lay fay. di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf professeur ba tey ci borom xam-xam yi ñuy dalal ci plateau bi kii itam ci la bokk moom moo di Ousmane Gueye nekk médiateur CEPIAT Gueye nuyu naa la Ousmane. waaw sëñ Cheikh maa ngi lay fay. voilà di la sant également ci invitation bi di am mbégte également bokk plateau bi ak l'éminent professeur Mbissane Ngom bu Saint-Louis. jërëjëf waaye ma bëggoon xam tuuti rek ana lan mooy dëggantaan sax Ndiaye stigmatisation lan lañ ko mën a xàmmee. jërëjëf Cheikh maa ngi lay nuyuwaat di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di leen gërëm ci li ñu taxaw di ñu seetaan. di la gërëm yow tamit ci invitation bi tey ngay aborder problème boo xamante ne question boo xamante ne bu am solo la mu jëm ci mbirum cinébar te bu ñuy xool cinébar jëm ci wàllu stigmatisation nga di ko wax léegi boddi wala joxoñ baaram stigmatisation pour mën ko leeral dama bëgg a dellu d'abord ci étymologie kàllaama bi ba pare baat bi bu ñuy wax cinébar dafa nekk loo xamante ne dañu jël nit maanaam ñu ñaas ko étymologiquement loolu dañu ñaas nit ki maanaam nit ki dañ ko marqué pour bàyyi ci moom benn lëgëj boo xamante ne dootul dañ si yaramam bi fu ñu toll dinañ ko gis loolu mooy stigmatisé mu nekk stigma donc xam ngeen ku am ñaas boo ko gisee rek di nga ko gis xàmmee ko buñ ko indee nag ci ci mbirum xel dafa nekk koo xamante ne dañ ko jël boddi ko maanaam teg ko fële joxoñ ko baaraam ne yow bokkoo si ñun li tax ñu dindi ko si ñun mooy ne dañu jàpp ne dafa am loo xamante ne ci moom lu particulier la daa am ci moom loo xamante ne méngoowul ak li nga xamante ne moom lañ nangu ci société bi donc fii nii ki nga xamante ne dañ ko stigmatiser ki nga xamante ne donc dañ ko boddi maanaam dañ jël rek ñag teg ko ci ginnaaw ñag bi parce que jàpp nañ ne moom melul ni ñun buñ ko indee ci li nga xamante ne moom la ñu gis léegi muy koo xamante ne dafay jëfandikoo cinébar mu nekk loo xamante ne ñun jàpp nañ suñu société ne nit koo xamante ne ànd nag xelam nit koo xamante ne nit ku normal la du jëfandikoo cinébar ndax jàpp nañ ne cinébar day wëlbati xelu nit jàpp nañ ne cinébar dafay feebarloo nit jàpp nañ ne cinébar du lu baax donc képp koo xamante ne yow nite nga loolu la ñu xalaat damay wax ne loolu la ñu xalaat nañ ne képp koo xamante ne nite nga doo war a jëfandikoo cinébar moo tax ñu jàpp ne ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo cinébar ñu jël leen def leen de côté stigmatiser leen pousse leen teg leen si ginnaaw ñag bi nga xamante ne boolewuñ leen si ñun. gis nañ ne sax dañ leen di écarter carrément maanaam duñ leen boole ci dara. dañ leen di jàppee comme ay wuyu. dëgg la loolu yëpp doon na loo xamante ne yaakaar nañ ne kii jëfandikoo wala boog ki ñuy faj te muy jëfandikoo wàllum cinébar day gën a yokk feebaram. dëgg la mooy li may wax rek dañ leen jël teg leen si ginnaaw ñag bi boolewuñ leen si ñun xam nga ne loolu xel nanguwu ko ndax nit ki nga xamante ne day jëfandikoo cinébar ala kulli alin nit la. donc nit boobu nag da nga ko war a jël ak ay problème am ak li nga xamante ne moo ko yóbbu ci cinébar nga jëm ko faj tey jii nii am na jéego yoo xamante ne def nañ ko si wàllu faj ñooñu waaye jéego bi nga xamante ne war nañ ko def dëgg-dëgg mooy dindi boddi boobu parce que ñooñu il faut ñu boole leen si ñun pour mën a dalal seen xel régler seeni problème pour mën a justement nag
traité li nga xamante ne mooy feebar bi ñu àndal feebar bi nga xamante dafa nekk seen feebaru yaram te sinébar bi di ko def ci seen yaram. d'accord alors Ousmane Gueye yow wax naa ko sànq ci introduction yaay médiateur u CEPIAT mais yéen ban liggéey ngeen def concrètement gannaaw ba ma dégloo docteur ci communauté bi pour vraiment jéem a récupérer wala boog indiwaat ñooñu ci biir société bi yéen ban liggéey ngeen di def. bon déjà ñun li ñuy njëkk def mooy. dañoo cartographier les différentes scènes de drogue yi am Dakar. parce que dafa bokk ci suñuy rôle suñu quotidien la mooy dem ci scène de drogue yooyu rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy ay usagers de drogue pour def ak ñoom li ñu tuddee réduction des risques parce que comme ni ñu ko xamee jëfandikoo nit ñi jëfandikoo drogue dafay favoriser ñu exposé wu ci ay xeet ci ay jàngoro jàngoro bu mel ni tuberculose jàngoro bu mel ni VIH ak jàngoro bu mel ne hépatite ñun nag dañuy dem ci ñoom d'abord mener ay intervention de réduction des risques fexe ba xeetu jàngoro yooyu mu wañ leen dal wala bu leen dalee aussi ñu def li ñuy tuddee référencement. est-ce que mën nga taxaw tuuti docteur boo nee gis nañu quand même da ngay di bañ xeetu jàngoro yi dal leen mais xeetu jàngoro yi nan la leen di dalee. waaw xam nga drogue boo jëlee lu mel ni héroïne. waaw nit ñi dañ koy jël. ñii di ko fóon ñii di ko jàmm ñii di ko tox mais léeg-léeg tox bi ñu koy tox ak di bokk joint yi day dem ba ak ci place yi nga xam ne dafa làqu ñu ko fay jëfandikoo mën na dem ba indil leen xeetu feebaru tuberculose mais jamu bi ñuy jamu également drogue bi di partager seringue yi dafay dem aussi ba day favoriser ñu am jàngoroy VIH wala ñu am jàngoroy hépatite loolu nag moo tax léeg-léeg ñuy def ay intervention réduction des risques wax leen ne l'idéal mooy ngeen bañ a jëfandikoo drogue bi mais su fekkee yéen a ngi koy jëfandikoo également dee leen ko tox te bu leen ko fóon wala boo leen koy fóon dee leen ko fóon te bu leen koy jamu su fekkee mun leen ko bàyyi waxtaan ak ñoom ba référer leen ci structure de prise en charge yi pour ñu mën leen yóbbu aux soins. mais yéen seen liggéey bu njëkk mooy fexe quand même ñu mun a bàyyi loolu donte sax da ngeen di xeex mbirum boddi konte. mais bien sûr loolu moo ñu tax a jóg parce que déjà booy seet. li njëkk ci xeex stigmatisation boobu mooy nga dem fekk leen fa ñu nekk parce que professeur wax na ko dañ leen di rejeter. ñu nekk une population cachée. moo tax ñun li ñuy def dañ ko tuddee intervention outreach c'est l'aller vers maanaam nga dem fekk leen ñoom fi ñu nekk. waxtaan ak ñoom jël leen. indi leen ci fi ñu leen mën a fajee je pense que loolu mooy rôle bi njëkk ci xeex stigmatisation bi mais yemuñu ci kese parce que xool nañ ne stigmatisation communauté bi ñoom ñoo koy def bu ñu communauté bi nag dañu wax waa réew mi mooy religieux yi mooy prestataire de soins yi donc dafa nekk lu fondamental ci respect droits humains yoo xam ne dañ ko respecter ñëpp am le droit à la santé pour ñëpp la. donc ñoom ñuy jëfandikoo drogue ak ñu ñàkk ko jëfandikoo ils ont droit d'accéder à des soins et services de santé de qualité. loolu moo tax nag ñuy def waxtaan dans le cadre du plaidoyer ak religieux yi léeg-léeg ñu def ko aussi avec les prestataires de soins léeg-léeg ñu def ko ak ñi nga xam ne ñooy les hommes des médias léeg-léeg ñu def ko ak ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy force de sécurité yi waaw pour que ñu xam ne daal wax dëgg yàlla. ñii c'est une population vulnérable dañu nekk population boo xam ne dafa précaire et que véritablement waruñu leen teg benn stigmatisation waruñu leen teg violence et que seen place dëgg booy seet nekkul prison mais seen place mu ngi ci ay centre de prise en charge des addictions nga xam ne dañ leen di mën a faj ba ñu bokkaat ci société bi. jërëjëf Ousmane Gueye médiateur au CEPIAT foofu alors professeur fu Ousmane daanelee fa laa lay joxe kàddu gi parce que wax na fi ay mbiru. maanaam le droit à la santé. ma bëggoon nga taxaw ak ñun tuuti. lan la texte yi wax ci loolu loi lan la wax ci mbir moom. waaw xam nga Sénégal bi ñu defee suñu code de la drogue. code bi dafa jëm ci mbirum xeex. jëfandikoo drogue dafa jëm ci mbirum trafic drogue dafa jëm ci mbirum xeex jaay drogue dafa jëm ci mbirum xeex li nga xamante ne mooy bay drogue ak wala loo xamante ne mën nañu ko jëfandikoo pour droguer wu. lu tubaab bi naan des lois contraignantes aussi. mooy c'est des lois contraignantes. c'est des lois répressives ñu ngi xool sax ne est-ce que loi yooyu am na efficacité. waaw loolu peut-être boo bëggee dinañ si delluwaat. ci bien kanam sûr dama bëgg tontu ci li nga laaj léegi.
donc loi yi nga xamante ne moom lañ teg moom benn fànn rek la gis ci li nga xamante ne mooy xeex mbirum drogue mooy jël nit ñi tëj leen kaso dafa dem ba fàtte ne ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo cinébar ay nit lañu c'est des êtres humains qui ont des droits te droits humains yi nga xamante ne mooy encadrer les droits humains de façon générale bépp nit lay adressé wu deful xaj ak seen ci nga xamante ne kii nit ku normal la wala kii nit koo xamante ne dañu jàpp ne normal parce que day utiliser drogue droits humains pour nit ki la pour être humain la loolu boo koy xool donc da ngay gis ne Sénégal su li nga xamante ne moom la ñuy xeexee cinébar loolu dañ ko fàtte waaye heureusement Sénégal itam dafa ratifier convention internationale yi nga xamante ne dafa jëm ci mbirum droits humains te convention internationale yooyu dafa am yoo xamante ne ay àq ak yelleef yoo xamante ne dañ ko tëral bi nga xamante ne moo ci gën am solo te moom la ñu gis léegi mooy droit à la santé moom la Ousmane wax léegi droit à la santé dafa am lekk loo xamante ne dafa am solo ñu war ko xool ci mbirum cinébar ci ñaari fànn mooy d'abord accès au traitement nit ki nga xamante ne bu dee dafa feebar même bu fekkee dafay jëfandikoo drogue bu ñëwee yow bi nga xamante ne yaa nekk ci structure de santé bi war nga ko recevoir xel seet lan mooy jàngoroom lan mooy feebaram nga jox ko jàngoro bi nga xamante ne moo ci war sans tenir compte ci ne ndax day jëfandikoo cinébar wala de ndax loolu amul solo il faut nga faj ko moom loolu dafa am solo ndaxte ni ko Ousmane waxee léegi ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo cinébar parfois di laxu dañuy tox di paasante joint dañuy jam di paasante seringue donc dañuy paasante feebar mais comme dañoo laxu bu ñu génnee dem seen kër feebar bi nga xamante ne jàppee nañ ko foofu mën nañ ko transmettre seen i mbokk donc yow boo leen recevoir yi fajoo leen xam nga def nga tooxi doone ndax kooku doo ko faj mu ñibbi dem këram walla ay nit feebar bi law donc loolu lu am solo si ñu respecter mbirum li ñuy wax accès aux soins mais am na leneen moo nga xamante ne mook loolu ñoo ànd muy la réduction des risques il faut que itam ñu nga xamante ne mooy mën nañu ñi nga xamante ne mënuñu ñàkk jëfandikoo cinébar ñu def leen ñu wax leen nga xamante ne am nañu possibilité war nañu mën a am possibilité jëfandikoo cinébar te duñu lor seen bopp duñu lor nit ñi loolu lu am solo la am na beneen droit boo xamante ne itam wala ci beneen fànn boo xamante ne droit ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo cinébar war nañ ko xool muy en matière pénale gis nañ ne très souvent comme loi yi nga xamante ne moom la ñu am c'est des lois répressives dañu jëm ci dóor ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo cinébar police fu mu leen fekk da leen di jàpp dañuy dem gendarmerie dañ leen di jàpp dañuy dem tribunal dañ leen di juger mais ci processus boobu noonu nga xamante ne dañ leen di jàpp bu yóbbu leen ci juge mu juger leen am na ay àq ak yelleef yoo xamante ne war nañ ko respecter loolu aussi même li nga xam bu fekkee ne dañuy jëfandikoo cinébar loolu warul nekk une raison boo xamante ne du ñu respecter seen droit yooyu alors professeur man dama bëggoon nga taxaw foofu tuuti parce que lu tax dafa am cas bu ma gis ci lii ngay wax ndax maanaam dafa dugg ci stigmatisation dugg ci mbirum loi pourquoi ma wax loolu ndax gis naa koo xam ne wala boog am na ñoo xam bu ñuy jëfandikoo wàllum cinébar automatiquement société bi daf leen di beddi parce que da ngay dégg ñu ne ñun bugguñu maanaam askan wala boog ñi nga xam ñooy yëngatu ci wàllum loi xam ne ñu ngi protéger koo xam dafay jëfandikoo wàllum cinébar ndax day mel ni on est complice te gis nañ ne ki koy bay wala boog ki koy jaay ki koy transporter ak ki koy jëfandikoo entre guillemets ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne moom moo di ab peine léegi yow mii bu ñu doon interpréter aujourd'hui les textes juridiques ndax am na coow yu bari fi amoon ak ay dem nañ assemblée voté ay lois ainsi de suite mais est-ce que aussi waruñu xoolaat lii di textes juridiques yooyu waaw textes yi kay war nañ ko xoolaat moom ndax texte yi dafay dañu jël lépp jàpp ne bu ñu tëjee ñi nga xamante bu ñu jàppee ñi nga xamante ne ñooy jëfandikoo cinébar dugal leen prison dinañu régler problème bi waaye du ñu régler problème bi xam nga tëj nit prison dafa am lu ñuy wax une fonction pédagogique dafa am une fonction répressive am une fonction pédagogique dafa war a jàngale bu ñu tëjee nit prison yow boo gisee loolu war nga xam ne kii li mu def ba ñu yóbbu ko prison man war naa ko maytu wala yow mi nga xamante ne yow la ñu tëj prison nga ne lii ma indi fii du ma ko defaat waaye gis nañ ne ñi ngi tëj nit ñi prison ndax mbirum drogue terewul ne drogue baa ngi ñëw ba léegi terewul ne nit ñaa ngi jëfandikoo drogue ba léegi donc tëj nit prison xam nañ ne peut-être que mën na nekk une partie des solutions mais ce n'est pas la solution mais tey moom lañ jàpp ne mooy la solution donc il faut que ñu réfléchir xool lan lañu mën a def man jàpp naa ne koo xamante ne day jëfandikoo cinébar ñaar ba ñetti nit moo am ki nga xamante ne dafay jëfandikoo cinébar ndax dafay fo
ki nga xamante ne dafay jëfandikoo sinébar occasionnellement ak ki nga xamante ne dafay jëfandikoo sinébar parce que dafa feebar dafa dem ba feebar mooy li ngeen doon waxtaanee keroog ak docteur Idrissa Ba ak Massoki Thiandoum mooy koo xamante ne dafa dépendant ñett ñooñu koo ci xool kenn amul place en prison ki nga xamante ne dafay fo boo ko jàppee mën nga ko defloo ay travaux d'intérêt généraux mën nga ko yóbbu ne yow mii da nga doon jàng élève nga dama la fekk ngay jëfandikoo sinébar dinaa la yóbbu ci dëkk sangam boo demee nga jàngal ndongo yi nekk foofu noonu ma jàngalaale yow ne la itam jëfandikoo sinébar baaxul ki nga xamante ne dafa feebar mais ñëpp xam nañ ne ki feebar kay place am hôpital la waaye du prison donc prison comme solution comme réponse à la consommation de drogue boobu moom defe naa ni wane na say limite ñu nangu kook ñu bañ ko nangu itam wane na say limite tey jii ni prison yi fees nañu ak ay nit ñoo xamante ne drogue moo leen fa yóbbu terewul nit ñaa ngi gën a consommer drogue. jërëjëf professeur alors Ousmane. ma bëggoon tuuti rek nga wax ñu naka maanaam fii ci Sénégal ñi nga xam ne dañu nekk victime de stigmatisation bi maanaam dañ leen di boddi naka la ñuy dundee tey ci société bi. mais dund bu metti souffrance bu doy waar bu ko nit ñi yëgee ak bu ko nit ñi yëgul te li ci doy waar mooy stigmatisation boobu amul fooy dem foo dul dem nag te doo gis commencé ko ci biir kër yi. en général boo seetee nit kuy jëfandikoo drogue seen biir kër même bu ñu ko fay jox néeg fi ñu koy jox néeg mooy néeg bi dend ak douche bi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne duñ leen fa sax jox néeg mais ci kaw balcon yi la ñuy dëkk ak yeneen mais dama wax ne bu dee ci poste de santé yi da ngay gis ne bu ñu xamee ne dañ koy jëfandikoo dañ leen di stigmatiser. c'est que dañu naan aussi sont des personnes dangereuses. duñ leen sax nangu faj. waaw loolu la ñuy wax aussi. te loolooy problème bi nag. parce que problème bi yëpp xam nga fan la jógee. déedéet. mooy perception bi ñu am ci consommateur de drogue parce que dañu wax ne mooy agresseur bi mooy criminel bi mooy violeur bi yooyu yëpp moom lañ ko jox. da lay tàggal ak sa sago d'accord. waxuma ne kii consommer drogue du agressé waxuma ne kii consommer drogue du violé waxuma ko mais dinañu gis kuy violé te du consommateur de drogue. dëgg la dinañu gis kuy agressé. te du consommateur de drogue donc cela veut dire que ne les consommateurs de drogue dañu nekk à l'image de la société wax ji loolu la li bon nag xëy na mooy nga jàpp ne lépp ñoom ñoo koy def ñooy violer ñooy agresser ñooy sàcc donte ci ñuy consommer drogue gis nañ ci ñoo xam ne ay pickpocket lañu mais damay wax toujours ne il faut nit ñi sérieux consommateurs yi professeur wax na ko léegi am na ñoo xam ne c'est des consommateurs de drogue à titre occasionnel am na ñoo xam ne c'est des consommateurs de drogue à titre festif am ñoo xam ne c'est des consommateurs de drogue yoo xam ne dañu nekk dans une dynamique de consommation problématique ñooñu ñooy ñi feebar mais booy seetee la grande famille des consommateurs ñoo ci gën a tuuti te ñooñu nag mooy ñi gis mooy ñi visible parce que duñ ko wax mais consommateurs de drogue yi ñi ngi fépp dans tous les secteurs d'activité de la vie consommateurs de drogue yi ña nga fa gis nañ fi ay consommateurs yoo xam ne ñi ngi ci administration gis nañu ñoo xam ne ñi ngi ci société yi gis nañu ñoo xam ne ñi ngi feneen jarul tudd tur mais li wóor ba wóor mooy les consommateurs de drogue sont à l'image de la société maintenant ñii nga xam ne nag ñooy ñiy jëfandikoo drogue nga xam ne ñoom ñoo visible ñoom ñoo précaire ñoom ñoo vulnérable ñoom ñoo feebar dañ leen stigmatiser te stigmatisation boobu day tax ñu gën a làqatu ji day tax ñu gën a nekk une population cachée day tax nga accéder ci ñoom ay soins dafay jafe day tax feebar yokku ci ñoom te feebar bu yokkoo ci ñoom nag mooy yokku na ci biir réew mi yëpp parce que finalement day nekk une question de santé publique professeur wax na ko boo nee sama yoon nekkul ci ñoom du ma leen faj feebar boobu foofu lay jóge ci ñoom ñëw fekk si ñëpp. est-ce que stigmatisation mën na la pousser ba nga dem dans le suicide. ah mais bien sûr parce que moom laa la wax souffrance la. xam nga Cheikh stigmatisation nit ñi ñoo koy def nit ñi ñoo stigmatiser ne yow meloo ni ñun yow li ngay def li ngay jëfandikoo baaxul donc dañ lay pousse teg la fële waaye dafay dem ba nit ki ci boppam moom day dévaloriser boppam. danaan man nit ñi bëgguñu ma donc man du ma nitu dara man jaruma dara mooy indi ñu dem di laxu mooy indi ñuy génn seen kër mooy indi ñuy dem ba bu ñu soxlaa comme duñu am fu ñu ko jëlee ñuy agressé. tout à fait
donc stigmatisation dafa nekk une violence boo xamante ne dafay jóge si nit ñi mais nit ki ci boppam day produire violence su boppam violence jëmee ko ci boppam violence jëmee ko ci nit ñi ndaxte justement dafay jàpp ne moom man du ma nitu dara jaruma dara ndax ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal askan bokk ak ñoom deret ñoom sax génnee nañ ma sànni ma alors que dama am problème dañ ko waroon jàppale xool nuñ ko traité. dafa am lay ci yokk wala ma kon nekk kii. bon waaw en fait li ma ci bëgg yokk ci wax bu gàtt rek mooy que ne. waaw dañu gis lu am solo parce que gis nañ ne stigmatisation boobu waxtu boo xamee ne xeex nañ ko ci ay nit dem seeti leen mener ak ñoom activité de réduction des risques def ak ñoom ay sensibilisation fexe ba ñu accéder aux soins renforcer seen estime de soi accompagner leen sur le plan psychosocial dañu gis ñoo xam ne dañu demoon ba beddeeku mais finalement dañu retourner waat ci société bi bokkaat ci société bi wutaat liggéey jëlaat seen soxna arrêté sax drogue bi ñu doon jëfandikoo. d'accord professeur. ci li mu wax rek ci lañ koy yéegale tuuti. ma bëggoon juste rek nga xool looñ ci yokkal ci li nga xamante ne moo di sensibilisation yu mën a teg en place. ci ñi nga xamante ne dañu jàpp ne dañ leen stigmatiser une façon de lutter contre la stigmatisation ci personnes yi nga xam ne jàpp nañ dañuy dundee cinébar. waaw xam nga mbirum drogue boo ciy wax ak ñun fànn bi ñu si waxee. waaw dafa mën a indi ay confusion boo ciy wax ni ñu si waxee nit ñi dañuy xalaat ne da ngay pousser nit ñi. pour ñu drogué wu. am na loo xamante ne d'abord ak nu mu mënti demee il faut que ñu wax ko mu leer nañ drogue baaxul ku mën bul jëfandikoo drogue. koo xamante ne dem nga ba sës seetal beneen solution utal ku la dimbali waaye bul jëfandikoo drogue ndax ni ma ko doon waxee rek mooy drogue boo ci duggee première fois nga koy jël ko kenn mënu ko tere lu neex la. da nga siy jëlee bànneex. mais bànneex boobu daf lay indi loraange après bànneex boobu ngay wut. loraange rek lay mujjee donc il faut ñu sensibiliser nit ñi informer leen sur la réalité des drogues la réalité des drogues mooy lan mooy mën nga ci jëlee bànneex bi nga koy njëkk a jëfandikoo mais ala kulli alin ci tooxi dooni rek la lay yóbbu donc information boobu il faut que ñu wax ko il faut que nit ñi xam ko itam mais il faut que nit ñi xam itam ne kii utiliser drogue kii jëfandikoo cinébar problème moo ko ci yóbbu soit dafa am problème boo xamante ne mënu ko fajal boppam mu dem làqu ci ginnaaw drogue pour fàtte problème yooyu. wala ki nga xamante ne dafa am liggéey bu mu war a liggéey mu soxla cawarte mu uti drogue pour dem uti cawarte boobu pour mën a def loolu nga xamante ne moom la war a def. bokkul ak vitamine C dara de. bokkul ak vitamine C. ngeen koy faral di jëfandikoo defe naa ni pour gën a sawar ci liggéey bi bii boobu noonu moo gën a fort vitamine C. kon baax moo gën a fort vitamine C. mais nit ñi war nañu xam delloo seen xel ni ne ki nga xamante ne dafay jëfandikoo cinébar ñu commencé ko ci kër gi. mbokk la doom la jëkkër la wala soxna la tout à fait il faut nga di ko xoolee bët boobu pour mën ko dimbali boo génnee génnee xool bët boobu rek boo ko génnee da nga koy gën a enfoncé maanaam da nga koy gën a yóbbu mu gën a tëju moom ci boppam yoo tam nga gën ko pousse waaye ki nga xam ne dafay jëfandikoo cinébar lépp li ñu war a def mooy naka lañ koy maintenir d'abord ci cercle familial nañ ko maintenir ci cercle familial ba pare jéem a ut ay borom xam-xam yoo xamante ne mën nañ ko jàppale pour mu génn si bu fekkee ne kuy doog a commencé la mën nañ ko yóbbu ci ay centres médico-sociaux yoo xamante ne mën nañ waxtaan ak moom jox ko information wax ko lan moo nekk ci drogue am nañ ci centre boo xamante ne day joxe information muy centre bu Jacques Chirac yoo xamante ne dañuy joxe information tey jii boo demee CEPIAD mën lay jox information boo demee hôpital Thiaroye mën la jox information ci li nga xamante ne mooy li nekk ci drogue donc d'abord il faut maintenir le lien familial ba pare mais bu famille bi rejeté nit ki mais évidemment ñi nga xamante ne dañ nekk ci mbedd mi ndoxu ne mi dañ koy rejeté itam donc le lien familial il faut que ñu maintenir ko après société bi xam ne itam kii nit njaay la comme ñun comme yow ak man il faut que ñu traité ko ni nga xamante ne noonu lañ traité nit njaay il faut maintenir le lien familial mais comment sensibiliser les familles mais justement moom la ñuy wax ñun liñ ciy liggéey mooy dañuy def li ñu tuddee médiation familiale maanaam ñu gis koo xam ne dañ ko rejeté génne ko seen kër ñu ñëw waxtaan ak moom fexe delloo ko seen biir kër waxtaan ak seen famille ba ñu jëlaat ko ci biir kër gi mais duñ ci yem aussi dañ koy jubale ak waa kër gi ba ñoom aussi ñu xamal leen ni dans le cadre de l'alliance thérapeutique ñoom ñoo ci war a njëkk taxaw ñoom ñooy premier allié ndax nit dañ koy jàppale te li ñu war a xam mooy ñii di jëfandikoo cinébar daf ci am ñoo xam ne dañu dem ba tàqali ko ak seen sago noonu nga leen di jàppee xam ne ñii kat dañoo wéradi xam ne ñii c'est des patients xam ne ñii dañ leen war a traité ku mel noonu nag dafay mel ne ku nekk ci biir teen
da nga koy jox buum mu téye nga xëcc ko mu ñëw loolu nag famille yi ci mën a taxaw moo tax du ñu yem kese ci famille médiation familiale boobu nañ ko def j'en profite d'ailleurs pour remercier le Conseil national de lutte contre le sida ci liggéey bi am solo bi mu ciy def l'Alliance nationale des communautés Enda Santé CRCF centre de sensibilisation et d'information sur les drogues Jacques Chirac bi ngay wax parce que ñoom ñëpp dañu amee programme yoo xam ne dafay liggéey ci wàllu googu fexe sensibiliser famille yi fexe sensibiliser également ba ci parlementaires yi ndax participer naa personnellement man ci ay ateliers yoo xam ne plaidoyer lañ def vis-à-vis des parlementaires participer ci ay ateliers yoo xam ne dañ ko def vis-à-vis yeneen force aussi yi nekk ci réew mi du man kese ak ñeneen i nit yoo xam ne dañu mel ne man nekk ay médiateurs di liggéey ci problématique bi mais li wér ba wér mooy au niveau des familles li ñu war a xam mooy nit su fekkee ne dafa am gàllankoor te mu jëlee ko ci sinébar nekkul koo xam ne da nga ko war a wiccax mais dafa nekk koo xam ne da nga ko war a jàppale loolu moo tax également même dans le cadre également ci ay programmes yoo xam ne l'Alliance nationale des communautés mi ngi koy dérouler ñi ngi def li ñu tuddee ay dialogue communautaire te dialogue communautaire yooyu yemul kese ci ñi nekk ci kër yi de mais dañuy woo chef de quartier woo bàjjenu gox woo nijaayu gox ñoom ñu toog ba ci ñuy jëfandikoo sinébar ñu waxtaane ko xam ne kat kii ku ñu war a gunge la je pense que loolu aussi ñu ngi koy def ci biir réew mi te jàpp nañ ni également loolu mooy li dimbali nit ñi sensibiliser famille yi ba problème mu stigmatisation boobu ak discrimination à l'égard des personnes qui consomment des drogues mu wàññeeku. mais Ousmane may ma extrapoler tuuti ma taxaw yow parce que yàgg naa dégg ñu ne est-ce que amul problème d'éducation ci biir ñi nga xamante ñooy jëfandikoo wàllu sinébar ndax yàgg naa dégg ñu ne ku yarul sa doom mbedd mi yaral la ko. waaw mais xam nga dama lay jox benn. mais nous ne sommes pas confrontés à des problèmes d'éducation juste parce qu'on va terminer. mais oui parce que dañuy wax ne xam nga problème addiction dañuy wax ne c'est la rencontre d'un homme d'un produit. à un moment donné. donc nit ki nga xam ne moom nga téyewul ni nga ko war a téye ci biir kër ba mu génn ci mbedd mi mais mën na rencontrer produit bi mën na ko rencontrer ci benn environnement mais ki nga xam ne en général da nga ko téye sa biir kër mu yem sa kër yem fi mu war a yem mais je pense que kooku du génn ba ci biti ba di daje ak produit li wóor ba wóor mooy boo seetee ñi nga xam ne ñoom ñoo dugg ci consommation drogue li leen ci dugal les raisons dafa multiples. C'est vrai. Les raisons dafa nombreuses les raisons dafa variées mën na nekk curiosité mën na nekk aussi influence d'un père et cetera te loolu nag képp koo xam ne yem nga fi nga war a yem je pense que foofu doo fa egg. alors ñetti minutes moom a dese mais dama lay bàyyi nga yeggali ci loolu am na lu ma bëgg a yokk ndax buñ ko waxee noonu rek dafay indi problème ndax loolu mooy indi ñuy gis ne ci ay famille nit dafa jëfandikoo drogue ñu làq ko boo jàppee ne sama doom buy utiliser drogue wala buy jëfandikoo drogue c'est parce que dama raté éducation wam rek problème am ndaxte ñaari xale dinañ bokk ci kër bokk ndey ak baay même éducation kii baax kii bon pourtant même éducation la ñu am donc faut pas que parents yi jàpp ne bu seen doom jëfandikoo drogue rek c'est parce que dañu raté seen éducation déedéet contexte la moment la mu rax kenn topp gis nit toppandoo dugal ko ci parce que dafa leen am loo xamante ne dañ koy fàtte itam drogue moyen de socialisation la yenn xale yi pour ñu mën nag seen moroom nangu leen dañ leen di nangu topp c'est ça loolu nag itam il faut nga informer leen ne mën nga bu la xarit wala bu la xaritoo dugal ci yenn yi loolu rek la mais bu ñu jàpp ne c'est parce que dañu raté seen éducation doom moo tax seen doom di jëfandikoo alors en 30 secondes voire une minute dana xaw a jafe loolu pour nga wax ma rek naka la ñu war a mën a def pour soutenir koo xam ne maanaam dañ jàpp ne lii di mbirum stigmatisation da ko dal waaw koo xamante ne stigmatisé yow da nga gis ne dañ la stigmatiser yow bul rejeter sa bopp bul rejeter sa bopp bu la say mbokk dàqee itam yow bul dem nekkal seen biir ñu wan leen ne man ci yéen laa bokk dama soxla ndimbal dimbali leen ma te itam foo xalaat ne ndimbal soxla nañ ko rek mën nañ la ko fa jox demal mën na nekk ci sëriñ daara mën na nekk ci hôpital boo demee am na ay psychologue am na ay addictologue yoo xamante ne mën nañ la jàppale boo demee centre Jacques Chirac itam mën nañ la jàppale jox la information pour dindi loolu waaye li gën a am solo mooy du nit ki sax ki ñu nga xamante ne moom la ñu beddi mooy société bi moo warul boddi nit ñun ñëpp communauté la ñu war a def comme ni mu ko waxee. Ousmane Sénégal est-ce que am na ay méthodes yu mu tëral pour lutter contre la stigmatisation parce que waxtu bi jeex na. mais oui parce que booy seet déjà. Sénégal mettre nañ en place depuis 2011 un dispositif de réduction des risques
te lu ñu mënti wax aussi ce dispositif de réduction des risques boo ko toppee ba ci biir day dimbali nit ki pour mu xeex stigmatisation bi et d'ailleurs loolu moo mettre en place sax le centre de prise en charge intégré des addictions te yaakaar naa ne ñi nga xam ne jël nañ leen maa ngi dégg professeur Idrissa ci entretien bi émission bi passé mu ne pratiquement presque 2000 patients ñëw nañ fa mais je pense que ñi am chance su ñëw fa en tout cas ñooñu kenn stigmatisé leen parce que renforcer nañu seen estime de soi ba ñu xam seen bopp te bu ñu wax la yàlla aussi xam ne Sénégal aussi dans le cadre de la politique de décentralisation de la prise en charge créé nañu unité de prise en charge des addictions bu Mbour dem nañu Kaolack également ba pavillon de prise en charge des addictions de Kaolack def nañ ko te je pense que aussi dispositif yi dafay dem dans toutes les régions du Sénégal kon véritablement mun nañ ne am nañu véritablement ay outils yoo xam ne bu ñu ko jàppee dinañu mën a xeex stigmatisation boobu mais fi may jeexalee ci wax bu gàtt mooy que ne muy suma dernier mot ñu xam ne daal la place des consommateurs de drogue injectables ak non injectables nekkul dans les cellules de prison mais plutôt dans des centres de prise en charge des addictions. jërëjëf Ousmane plaidoyer bi jàll na Ousmane Gueye mi nga xam ne moom mooy médiateur fële ca CEPIAD ñu lay gërëm di la sant bu baax di gërëm aussi professeur Missane Ngom nekk professeur fële à l'UFR sciences juridiques de l'UGB Université Gaston Berger nekk fële ca Ndar ñu lay gërëm di la sant bu baax. suñu deuxième numéro bi da doon taxaw ci wàllum stigmatisation et violence faite aussi à l'endroit on va dire des consommateurs de drogue. premier numéro bi dañ doon wax ci wàllum addiction jëlee nañ ci xam-xam gu bëree gari gannaaw professeur Ba bu mu fi ñëwee ak Missane Ngom ñoom ñëpp ñëw nañ fi tey nag yow tamit nga ñëw tamit professeur kii Massogi Thiandoum laa bëgg a wax sax ñoo njëkk a ñëw ci premier numéro bi ñaareelu numéro bi Missane ñëw na tey professeur ak Ousmane Gueye waxtaane lii di wàllum stigmatisation di plateau boo xam ne maanaam lu ko waral moom moo di série Renaissance di série boo xam ne dafay taxaw ci wàllum cinébar ñu jox dig daje téléspectateurs yi ci jamono ju gàtt dans une semaine ci beneen thème boo xamante ne dafay taxaw ci wàllum cinébar ñu leen di gërëm di leen sant bu baax yéen te mbokk téléspectateurs ñu ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm